jullit yi sunu mbokku téléspectateurs yi tey nag dañ leen indil benn émission bu bees ñu tudd en toute liberté avec Seydi Mouhamed El Cheikh. Donc concept émission bi dañoo demoon déglu population bi déglu askan bi ndax ñoom am nañu beaucoup d'interrogations concernant le personnage de Seydi Mouhamed El Cheikh. Donc déglu nañu leen donc sang bi question yu lay posé yëpp donc ay waxtaan la yi nga xam ne si population bi ñoom dañ koy waxtaanee seen biir amee question yu ñu posé seen biir les questions yooyu nag ñu jël ko ne nañ la ko posé au moins ñoom ñu mën am ay réponses par rapport à leurs interrogations. Donc émission la bi nga xam ne si tamit def nañu ay enquêtes def nañu ay investigations. Aussi daañu leen indil tamit reportage yi nga xam ne si defoon nañ ko Makka ndax sang bi Seydi Mouhamed El Cheikh demoon na Makka donc am na image yi nga xam ne si dañ ko jëlee directement ci Makka Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal suñu émission en toute liberté. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ukhliqa والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم monsieur Niang maa ngi lay nuyu bu baax yow ak sa équipe yëpp wala duniyaati te di kontaan ci invitation bi nga xam ni moom ngeen ñu accordeel tey fas yéene aussi répondre incha allahu ci question yi nga wax yëpp ni question yu am solo la te ñu di ko xaar ñun aussi macha allah. macha allah donc en toute liberté moom tey moom mën nañu poser toutes les questions que nous voulons. en toute liberté moom bu ñu ko waxee mooy question yëpp daal war nañ ko répondre nangu nañ ko répondre incha allah. bi ngay dem Makka donc l'équipe de Wala Duniyaati était présent donc filmé woon nañ la sa départ Makka bi ngay dem tàgg woon nga askan bi waaye am na loo waxoon mais dañuy bàyyi rek sunu téléspectateurs yi ñu découvrir sa départ Makka. sangi Seydi Mouhamed Cheikh maa ngi dégg sax ne ni da ngay dem Makka jëlee leen rek daal di koy indi waaw ñu jox la nga wax tuuti ci leer boobu ngay indi Makka. waaw kay asalaamaaleykum ñi ngi nuyu mbokk Wala Duniyaati yëpp ak seen équipe bi nga xam ne moom ngeen àndal comme ni ngeen ko gisee rek pèlerinage à la Mecque bi nga xam ne moom la ñu war a définir programme woon nañu ko à l'avance bu yàgg mais yàlla dafa dogal incha allahu tey jii la ñu ko fas yéenee dem ca Médine suñu fa jógee soo koy dem ca Makka. waaw loolu yëpp nag organisation la woon ni ma ko waxee woon bokk ci suñu mission bii suñu farata la ñuy doxi beneen bi ci des suñu mission la ñu war a dem am la nga xam ni war nañ ko ci mottali ca Makka dellu si waat waaw moo tax ma ni maa ngi dem maa ngi ñëw waaw. ah macha allah yore turban vert l'homme turban donc mu nekk benn symbole ñu yàgg ko dégg si ay jàngale yàgg dégg isa boobu noonu. dafa mel ni loolu tamit ci mission bi la bokk. waaw xam nga vert bi dafa bari li muy représenté ci mission universelle bi waaw li mu ci représenté yëpp jot nañu ko jàngale mu am secret boo xam ni Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif def na ni ci réalité boobu lay dellu si waaw dafa am ñoo xam ni ñoo ko war a tegoo ak ñu ko warul tegoo waaw loolu yëpp nag comme li mag ñi di faral di wax rek ki nga xam ni ma nga jëm ca dëkk ba nga xam ni daal luy leer lu nekk leer dafa lay doore baat bi daal simple la mooy maa ngi dem maa ngi ñëw waaw incha allah. macha allah jërëjëf jërëjëf.
macha allah sang bu tedd bi nee nga yaa ngi dellu si lan nga jëlee Màkka lan nga jëlee si sa pèlerinage 2019 loo indaale sang bi. li ma jëlee Màkka mooy comme li ma waxoon bi may dem rek ni maa ngi dem maa ngi ñëw. je pense que dem naa ñëw naa ndax maa ngi nii toog sa kanam. léegi nag li ma fa jëlee yëpp foog naa ni ci biir émission bi question bu ñëw rek pour laaj loo xam ni jëm na ca côté boobu danaa ko répondre avec plaisir pour leeralal ñiy déglu ñëpp li nga xam ni jëlee nañu ko ca màkk. mu nekk nag ñaari wàll benn bi li wolof di wax lu ni fàng kenn du ko jeex parce que je pense que am na ci loo xam ni ñëpp gisandoo nañ ko bi ci des nag ñu ngi koy xaar ci question yi. su ñëwee rek incha allah ñu répondre ko macha allah. macha allah kon bokk dañuy commencer li nu njëkk intrigué mooy dañu gis bi ngay def sa tawaaf sa Makka autour de la Kaaba yaa ngi ànd ak say compagnons nga def ngay zikr allahu nurullahi la ilaha illallah donc loolu mu nekk li nga xam ni si ñun mosuñ ko gis dafa nekk lu bees si ñun lan moo tax vous avez tenu à le faire ñu gis ni tamit nga xuus dem ba sa kaaba ga daal di koy laal kaaba gi ba pare wëlbatiku waa def allahu nurullahi la ilaha illallah sang bi loo jublu si loolu li tax nga pourquoi vous avez tenu à faire cela autour de la Kaaba. waaw xam nga li jiitu mooy allahu nurullahi la ilaha illallahu c'est l'hymne de la révolution des lumières hymne la boo xam ni jàngale naa ko xaqiiqam fa mu jóge ci ñi nga xam ni ña nga xay bu ñëpp te yàlla dogal ci ñoom ñu di ko zikr tuddoon naa ci defe naa ni bu ngeen ko fàttewul ñu mel ni sax picc yi nañu koy tuddee ca xay ba kon muy loo xam ni léppam day dellu ci borom bi fi ma taxawoon nag te mu di kaaba gi dafa nekk symbole bu mag kaaba gi dafa nekk symbole bu mag parce que ñëpp xam nañ ni soo ñëwee ba ci kaaba gi ñaar am na benn bi ci jiitu mooy yaa ngi ci diggu àdduna boobu mooy benn bi nga xam ni fii mën nañ ko gëstu beneen bi ci topp mooy yaa ngi ci wetu néegu yàlla boo xam ni bokk na ci tey site bi ñuy tuddee ni mooy premier lieu saint de l'islam boo ñëwee ba ci kaaba gi yëg nga ni yaa ngi taxaw ci site boobu kon nag bi ma ñëwee ba foofu la ma mën a nuyoo kaaba gi mooy l'hymne de la révolution des lumières comme kaaba gi léppam leer la su ma ñëwee mënuma nuyoo kaaba gi lu dul leer fekk si naa kaaba gi war naa ko nuyu li ma koy nuyoo nag mooy lumière laa koy nuyoo lumière bi ma koy nuyoo mooy lumière bi nga xam ni moom lañ ma jox muy hymne bi nga xam ni moom laay yëkkati ci mission bi ànd ceeg àdduna yépp ñu koy yëkkateendoo te mooy allahu nurullahi la ilaha illallah loolu moo tax nag bi ñu xuusee ba laal kaaba gi bi ñu tourné rek ñu commencé yëkkati l'hymne de la révolution des lumières bi ñuy jëm ci kaaba gi it ñu jëm ca kaaba ga ak nuyoo ka l'hymne de la révolution des lumières kon loolu moo indi allahu nurullahi la ilaha illallahu bi ñu dégg muy retentir ci wetu kaaba gi man ak ñi ma àndaloon tabarakallah. macha allah dañuy des tuuti ci kaaba gi dañ lay laaj xam nga am na jàngal yu bari yoo jàngale ci kaaba gi bi nga jubee kaaba gi parce que nee nga kaaba gi am na ay lumière yu muy dégagé nee nga tamit nekk na en rapport avec baytil mahmour léegi est-ce que mën nga ñu indi laat jàngale ci wàllu kaaba gi lumière yi gravité autour de la kaaba ak liaison bi mu am ak baytil mahmour. waa xam nga kaaba gi boo seetloo def naa ci jàngale bu yaatu bu ñu tuddee les secrets de la kaaba defe naa mi ngi ci internet bi li ma ci mën a delloo si rek ci rapport am ak baytil mahmour moom moo tiim kaaba gi nekk béréb boo xam ni ma ko expliqué woon yàlla def na ci organisation boo xam ne organisation bu yéeme la lépp di dellu ci côté lumière waaye nag ñi nga xam ni ñooy malaayika yi ñoom ñoo ëpp luñ ciy jëriñu parce que malaayika yi fa la ñuy defee ñoom seen tawaaf mais baytil mahmour boobu mboolum lumière bu cay jóge su la yàlla mayee basiira boo xam ni mën nga ko utiliser pour gis di nga gis ni lumière biy jóge baytil mahmour day sang kaaba gi nekk ci monde shahada su la yàlla mayee basiira da ngay jàkkaarloog lumière boobu loolu nag li muy wane mooy pureté kaaba gi waaye li muy wane aussi mooy ni kaaba gi yàlla daf ci teg loxoom mais lu muy wane aussi ni mooy kaaba gi
néegu borom bi subhanahu wa taala la. léegi nag lumière boobu di défilé di jóge baytul maamour di sang kaaba gi di continuer di bëtt juróom-ñaari suuf yi ba ci jën bi ñoo tuddee nuun wal xalami wa maa yasturun nga xam ni mi ngi teeree ci boppam. loolu boo ko xoolee da ngay gis ni organisation monde xayb la boo xam ni bu rafet ci gis-gis la ci ñi nga xam ni ñoom mën nañu apprécier lumière. looloo tax nag bi ma gisee kaaba gi ak na mu taaroo ma gis kaaba gi ak lumière ya mu denc waaye ma gis kaaba gi ak lumière yi mu ëmb ma ni kon kaaba gi kat mënuma ko nuyoo lu dul lumière. te nag bu ma koy nuyoo lumière la ca gën a valable mooy l'hymne de la révolution des lumières muy allahu nurullahi la ilaha illallah. macha allah dañuy intéressé wu ci Arafat. dañoo dégg ci say jàngale nga ni yonent bi am na tampon le cachet de la prophétie wax nga tamit ne imam al mahdi tamit moom am na tampon le tampon de la wilaya léegi ñu bëggoon nga dikkal ñu tuuti ci ñaari tampon yooyu noonu ak ban différence moo nekk ci ñaari tampon le tampon de la wilaya ak le tampon de la prophétie. exactement parce que yonent yi sax laay wax en général 124 313 yi yàlla yabal ci monde shahada 313 yi ku ci nekk amoon na tampon am na ñu ko amoon ci seen diggu loxo am na ñoo xam ni amoon nañ ko ci beneen partie ci seeni yaram kon loolu yàgg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla jël tampon bi def ko ci diggante ñaari mbaggam yi muy tampon boo xam ni la mu doon wane mooy maakaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallah waaye xaqiqa bi yëpp mooy li Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani wax ci salaatul fatiha il fatihi li ma uxliqa wal xaatimi li ma sabaq moo tijji li nga xamee ni tëju woon na waaye moo tëj nag la nga xam ni moo ko jiitu woon te muy xaatim bi. léegi nag xaatim boobu yonent bi dafa amoon relation ak li nga xam ni daan na koy dikkal di jóge xayba muy wahyu bi muy nubuwaam benn bu ca nekk buy ñëw ci yonent bi dafa am nu muy réagir ci tampon kon loolu dafa nekkoon symbole la ñoo tuddee la prophétie muy xaqiiqa bi nga xam ni ñi jàng tampon boobu yépp ci yonent bi gis-gis googu lañ ci am. imam al mahdi nag tampon wilaya la waaye wutewul nag ak bu yonent bi ci wàllu représentation xam nga yonent bi li tampon bi doon représenté ci moom wax naa ko léegi mooy wahyu bi nubuwa bi ci moom ni mu tëjee li tëju woon na mu tëjee la ko jiitu woon nga xam ni salaatul fatiha indi na ko wax naa ko léegi waaye ni ko yàlla yóbbee ci côté lumière ba nga xam ni appartenance am yëpp day dellu ci côté spirituel mu nekk missionnaire moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk le meilleur des êtres créés loolu yëpp ci tampon bi def ci am na lu mu ci signifié nekk lépp loo xam ni tey nit mi ngi koy sàkku muy jaare ci loxoom moom yonent bi ndax yàlla ko jaarale ci loxoom ci wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin loolu yëpp tampon yonent bi daf ko symboliser. tampon imam al mahdi nag li muy symboliser mooy l'imam des biens guidés l'imam des biens guidés ki nga xam ni tey jii mënoo ko àtte ci téere parce que yaruñu ko ci texte dañ ko yar ci wahyu ba tax lépp loo xam ni moom daf koy jàllale mënees na ko delloo si ci wama yantixu anil hawa in huwa ila wahyun yuha waaye lépp luy wàcc ci moom it day jaar ci tampon bi réagir ci soogay ak ci si làmmiñam mu génne ko ñu dégg ko kon tampon imam al mahdi même bu fekkente ni tampon la buy dellu ci wàllu wilaya moom it dafay wane ni c'est l'imam des biens guidés kon dafa am aussi lu muy représenter ci moom en personne li muy représenter aussi ci mission moo tax mu nekk loo xam ni du lu ñuy négliger léegi nag tampon boobu dafa bokk ci preuve yi nga xam ni dañu koy xàmmee imam al mahdi parce que tampon bi guddi aljuma maanaam jeudi ci guddi jëm vendredi soo ko xoolee da ngay gis ni 4 points yi ci nekk benn bu ca nekk am na benn étincelle lumière bu muy génne wala benn rayon lumière bu muy génne rayon boo xam ni day nekk en relation ak monde xayb léegi nag lépp luy dikkaat ci xaqiqa ci mission am lépp luy dikkaat ci lu mu war a jàllale
tampon boobu daf koy yëg ba noppi ñu yaatal ko ci mu jaar ci soogay agsi ci làmmiñam mu jàllale mission bi. kon bii tampon la ci wàllu prophétie muy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bii tampon la ci wàllu wilaya muy bi imam al mahdi tabarakallah. mais est-ce que ci Arafat disons que événement Arafat est-ce que imam al mahdi tampon boobu am na rôle bu mu joué woon ci événement yi am ci Arafat. mais tampon boobu lépp luy dikk ci mission bi ci foofu lay njëkkee. kon que ça soit muy Arafat wala muy feneen ci Màkka wala muy feneen ci beneen réew lépp luy dikk di jóge xay bu laata muy agsi ci yëg-yëgam moom wala ñu jox ko autorisation mu jàlle ko ci làmmiñam ci tampon ba lay njëkki. kon tampon ba dafa nekk loo xam ni waxuma la waaye liggéey bu essentiel lay liggéey ci dund imam al mahdi ak ci mission am tabarakallah. macha allah dañuy gis ne tamit ci toujours événement yi am Arafat dañuy remarqué benn genre salamandre. benn salamandre xaw ma ni ñu ko tuddee ci wolof. si ndax en wolof. si ndax léegi salamandre boobu dafa intrigué ñu bari gis nañ sa benn disciple gabonais Adam moom nee na bi nga ko joxee zikru salatul fati 1000 salatul fati gis na salamandre boobu noonu di ko fixé. nee na dafa mel ni salamandre boobu noonu moo nekkoon sa yére. léegi mu jaaxal ñu parce que on se dit que foofu noonu ni mu tàngi avec cette chaleur là ak tàngoor bi doon jógee ci xeer yi foofu noonu salamandre munu fa taxaw bu dee animal kese ndax mën nañ njorti ni tàngoor bi da koy lakk. léegi salamandre boobu noonu ban réalité la làqu est-ce que réellement salamandre la wala dafa am beneen xaqiqa bu nekk ci biir. li ma ciy njëkk sax indi ci côté boobu mooy am na ñu ni noo si doj ba la jógee ma ni leen des millions de personnes taxaw Arafat ngeen ni benn si ndax bi ci doj bi la jógee léegi question bi ngeen war a poser seen bopp mooy léegi si ndax bi jógee ci doj bi des millions de personnes taxaw Arafat mu bàyyi millions de personnes yëpp ñëw ci man mi ni filmer taxaw ci man waaw am na loo xam ni xelu doomu aadama moo war a xalaat wax naa leen dès le début ni loolu du si ndax nawamis la. nawamis am na ñoo xam ne xamuñu ko. nawamis ñi muy ànd ak ñoom mooy ñi yore mission universelle ay ange gardien lañ jëmm bu leen neex ñu taxawe ko xam nga Adam mi nga xam ni gabonais la ca Màkk la ñëwee ñu jox ko wérd bi foofu moom bi muy jàng salaatul fatiha mais si ndax bi ñëw na ci moom bi mu jógee ci man dem na ci xalifa Moustapha Kane waaw kon ñun ñi toogoon foofu ñun loolu jaaxaluñu le fait que si ndax bi aussi taxawoon fa nekkul loo xam ne lu ñuy wan nit ñi la wala lu ñu bëgg nit ñi comprendre ko wala nit ñi juger ka neneen mais li ma ci xamal nit ñi mooy loolu du si ndax nawamis la loolu taxawul woon keroog sax forme bi nga xam ne réellement moom lay taxawee forme bi mu bëggoon taxawee su ko taxawee woon foog naa ni danaa néew ñu ma taxawal Arafat ndax am na ñu ko dul ñeme mais kooku ci ñi nga xam ni dañu yoroon suñu sécurité ci côté baatin ca la bokk ñun bu ñuy génn dafa am ñuy yore suñu sécurité ci côté shahada colonel ñaa jiite leen mais noonu ñu yore suñu sécurité ci côté shahada noonu la amee ñu ni àndal ñuy yore suñu sécurité ci côté baatin kooku ci la bokkoon kon moom dafa génnoon doon def mission. man après sax laa xam ni ndekete film bi jël na ko parce que bu ko neexoon caméra du ko jël ndax ñoom amul lu nu mënul ñoom kon moom dafa génnoon uniquement pour feeñ mais ci yore sunu sécurité ci côté baatin ndax nawamis la du si ndax beneen bi aussi mooy bu doon si ndax du dund ci doj boobu parce que doj boobu defe naa ni keroog tàngoor gi fa nekk ba boo jëlee ndox mu glace ni sotti ko ci muy saxaar kooku waxuma la si ndax mais leneen lu dul loolu sax mënu fa dund ñi fa nekkoon xam nañ ko beneen bi mooy loolu warul jaaxal nit ñi yàgg na di ànd ak nitu yàlla yi mais Cheikh El Hadji Oumar exemple la ci mais dafa daan toog jaan bi nekk ni xanaa nit ñi dañu fàtte ni Cheikh El Hadji Oumar dafa daan toog jaan bi nekk nii ci wetam léeg-léeg dëkk yi mu daan jëm ni ñu xamee ni góor gi mi ngi ñëw muy Cheikh El Hadji Oumar dañ daan gis jaan bi dugg si su jaan bi dugg see après ñu gis Cheikh El Hadji Oumar demoon na ba bu ñu gisee jaan bi rek ni ah El Hadji Oumarul Fouti mi ngi ñëw kon yooyu yàgg na di ànd ak nitu yàlla yi mais ñi muy àndal mooy ñi yore mission universelle mais du si ndax nawamis la te gis nga it bi ñu waxee ak moom ba pare moom mission moo ko indi woon muy yore sunu sécurité ci côté baatin bi loolu demee ba weesu delluwaat na ci milieu bopp muy milieu xayb waxtaan nañoo ak moom nga gis ko mu disparaître dem. waxtaan ngeen parce que gis nañ nga def nii mel na looy ay bâche yu après mu disparaître. xam nga waxtaan bi li ko indi
mooy moom mission dafa am fu mu taxawoon ci sama mbagg. ñi ma nekkaloon gis nañ ko. léegi nag am na loo xam ni dee naa ko mystiquement. parce que bëgguma woon mu taxawee noonu. mu wax ma it ni moom ña koy digal dañ ko wax na taxaw fii. mu dellu si waat ma defa ni déggal na ma mu delluwaat foofu. ca ba ñuy mujj tëj man ak moom boo seetloo dama mujj toog. bi ma toogee nag ca laa ko xamal ni que nag comme yow mission bi moo la indi woon léegi nag mission ba kon jeex na waaw. c'est la nag tourné daal di dem daal di yéeg ci kaw Khalifa Moustapha Kane. waaw te Khalifa Moustapha Kane mi ngi woon suñu wet. waaw bi mu paree nag la soog a disparaître mais yooyu nekk loo xam ni dañuy ñëw pour wan ko nit ñi mu jaaxal leen wala pour leneen ndax Sénégal moom nit ñi lu ñu gis lu leen neex mën nañ ko ci wax mais li ma leen di xamal loolu nawamis la. loolu jaaxalul nitu yàlla ku mu jaaxal mooy ko xamul réalité nitu yàlla ak ñan la nitu yàlla yi di àndal tabarakallah. Alpha daal je crois que bari na ay mystère. et dañuy ñëw tuuti ci domaine hadith. parce que am na benn hadith bu ñu interpellé. hadith boobu dañuy wax ne l'imam al-Mahdi ressemblera en apparence aux enfants d'Israël. ñuy wax ni dafay niróo daal koo xam ne si dafa bokk ci ñu juddoo ci Israël peuple Israël. boo gisee sëriñ Mawlana Cheikh mu interpellé ñu ndax ci benn côté. daañu dégg ñu ne imam al-Mahdi arabe la. donc apparence arabe la yore. daañu dégg tamit ñu ne nit ku ñuul la. fii ñu ne il ressemblera en apparence aux enfants du peuple d'Israël. léegi ñu bëggoon daal nga explique ñu daal. waaw explique ñu parce que on se sent perdu. ci déclaration yu nekk parce que dafa nekk déclaration si dañoo wute. est-ce que mën nga indi ay éclairage. waa xam nga boo seetloo hadis yi nga xam ni wax nañu ci dundu imam al Mahdi hadis yu bare la. am na yoo xam ni yu fiable la am na yoo xam ni aussi savant islamique yi duñu ci basé wu parce que xëy na dañu dul xam dëgg-dëgg hadis boobu fan la jóge ak ci kan la ñu mën a tënk ni dégg na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo demee ci ñi nga xam ni bind nañu ci ay écrits yu bale ñu mel ni Ibnu Arabi ñi nga xam ni def nañ ci ay textes yu am solo textes yoo xam ni yëpp day dellu ci alquran dellu ci hadis yi nga xam ni daan génn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daan ko jàllale yi ci sahaaba yi yii ñi nga xam ni dégg nañu ko ci sahaaba yi da ngay gis ni bari na wute ca nañuy indee côté imam al Mahdi xam nga wute boobu tey dem na ba chiite yi ñoom seen imam Mahdi bokkul ak sunnite yi seen imam Mahdi waaw donte ñun ci imam Mahdi bi ñuy wax mooy bu sunnite yi waaw mais da ngay gis ni côté boobu nekk na côté boo xam ni tey ku ci nekk indi na sa interprétation ku ci nekk am na gis-gis gu mu ci am ku ci nekk aussi am na dégg-dégg bu mu ci am mais ñun personnellement am nañu ñun dégg-dégg bu ñu am ci hadis boobu xëy na nag dégg-dégg boobu du ñàkk ni am na question yoo xam ni méngoo na ak moom bu accès rek dinañ ci profiter ci occasion boobu pour tontuwaale loolu yëpp nga laaj tabarakallah. justement sax ndax dafa am benn vidéo bu fekkee ni jumuma anniversaire 2015 la woon ci vidéo boobu noonu yaa ngi ciy déclaré ne imam di faf sax du sénégalais. donc Jérusalem lay juddoo. léegi nag vidéo boobu noonu ñi nga xam ne si mën nañu wax ni say détracteur la na war a d'accord na ci sa message dañ koy jël di ko diffuser di ko yónnee sax ci ay taalibe sa ay propre taalibe leen wax ni yéen li ngeen di wooteel seen kilifa gi wuute nag moom li mu déclaré boppam ndax moom kat nee na imam al Mahdi du sénégalais Jérusalem lay juddoo te yéen a ngi koy topp di ko woo imam al Mahdi ñu bëggoon nga indi ñuy éclairage waaw ci à propos de vidéo boobu noonu ak lan nga jublu woon ci déclaration bu noonu. éclairage bi ma ci indiwaat sax laay wax indiwaat waaw parce que defe naa ni grande interview 2018 man ak yow ñoo ko seqoon. indi naa les 4 réincarnations de l'imam al Mahdi kon vidéo boobu expliqué naa ko ci du dul benn du ñaar du ñett ñëpp xam nañ ko xëy na dafa am ñoo xam ni bëgg nañu xam am ñoo xam ni dañu bëgg polémique waaw mais du tee ñu dellu si ci waat. li ma ci njëkk dellusee mooy anniversaire 2015 la may nettali ci anniversaire boobu benn mbokk mu waxoon ni moom mooy imaam al Mahdi ñëw fekk imaam alhaaji ba ci Pikine mi ngi ci waxtaan ba imaam alhaaji di ko tooñ ba may ree sax ni xam naa mi ngi koy tooñ waaye imaam al Mahdi sax du sénégalais parce que Jérusalem lay juddoo wax jooju xëy na am na ñoo xam ni comprendre nañu li ma ci jàngale waaye xëy na dañuy bëgg rek bañ ko comprendre ma gën leen ko leeralal ni ma leen koy gën a leeralee
bi ci jiitu mooy 2015 amaguma woon autorisation pour jàngale mission Imam al Mahdi 2015 gis nga boo demee ci yenn savant islamique yi da ngay dégg ñu ni la Imam Mahdi sax xamul boppam moom day dox nii léeg-léeg sax muy dégg Imam Mahdi mu ciy jaaxle di ci xalaat di ci gëstu ba xëy ndekete moom la da ngay dégg savant islamique yi surtout ci monde arabe bi bari nañu koy wax ñiy gëstu téere ñëpp livre di ma déglu xam nañu lii may wax bari nañu ci bind ni même Imam Mahdi xamul boppam day moom sax léeg-léeg day dégg ñu ni Imam Mahdi muy gëstu naan ku mu war a doon ba xëy ndekete xamul woon ni moom la. am na ñoo xam ne interprété noonu ni vidéo bi ni xëy na Seydi Mouhamed El Cheikh bi muy wax loolu xëy na moom xamagul woon sax ni moo yor mission boobu am na ñu ma dégg ñu wax loolu. ma ni leen déedéet mission Imam al Mahdi dafa am temps am année. am ci at yoo xam ni bu ca tolloo muy 33 ans ca lañ koy wax mu commencé jàngale mission bi mission Imam al Mahdi maa ngi ko commencé jàngale fin 2016 jëm 2017 ci période boobu lu ma bëggoon a jàngale may lu ma bëgg leeral ci Imam al Mahdi waxuma sax ñeenti juddu yi mu am mais dama bëgg ñu bañ ko sédd benn nationalité problème bi xew tey ci monde arabe bi yépp ci côté mission Mahdi bi xam nga lan la kii dafay xëy ni Mahdi Afrique la juddoo kii ni noonoo juddoowul Afrique Asie la juddoo kii ni noo juddoowul Asie Europe la juddoo ñu ngi koy wax fii ba France kenn ku nekk jël benn nationalité sédd ko ma ni tey pourtant su fekkoonte ni la ñoo tuddee nationalité universelle dafa am moom la ñuy jox Imam al Mahdi parce que juddoom doon sénégalais amul sens xam nga li am sens mooy juddu bi nga xam ni juddu na ko ci ñeenti réincarnation yi parce que tey su juddu woon rek ñu ni sénégalais la wala mu judd ñu ni français la wala mu judd ñu ni saoudien la ba léegi day am ñoo xam ni dañuy taxaw di contester gis nga li ñuy contester li ko indi mooy kenn ku nekk daf ko féetale ci peuple am ku nekk féetale ko ci pays am li ma jàngale ci Imam Mahdi nga xam ni moom laa waxoon ni Jérusalem lay juddoo mais juddoom bu njëkk Jérusalem la juddoom bu njëkk Jérusalem lay rencontré yenent yàlla Isa alayhi salaam li ñuy tudde juddoom ci côté roxaaniyu nga xam ni day dellu ci mystique juddu boobu Jérusalem la mooy benn juddu bi kon moom tey mën nañ ko boole ci ku juddoo Jérusalem ñu ni Jérusalem lay juddoo juddu roxaaniyu buy dellu ci relation bi mu war a tiise ak yenent yàlla Isa alayhi salaam ndax foofu lay daje moom bu juddoo Jérusalem ba noppi dellu judduwaat màkk am na ñu ni màkk la juddoo dëgg la day dellu judduwaat màkk tiise beneen relation digganteem ak lumière biy jóge ci Hajar al Aswad te mu war ko jël ci bisu Arafat beneen juddu bi mooy juddu Médine am na ñu ni Médine lay juddoo c'est vrai juddu Médine tiise relation ak lumière yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais am na ñu ni mi ngi juddoo la Maghreb islamique dëgg la dem juddu la Maghreb islamique précisément Fès ca Maroc tiise relation ak lumière xatmiya bi ak katmiya bi di Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani soo ngay dellu si nag feeñ ci shahada ci Afrique de l'Ouest ñu ni principalement Sénégal pour nag doxal mission universelle bi léegi ki dégg 4 organisations mystiques yooyu bii mu war a ànd ak yenent yàlla Insa te muy xewee ca Jérusalem bii mu war a ànd ak lumière bi nga xam ni dafa bokk ci mission te di jóge ci Hajar al Aswad war a xewee ca Makka bii mu war a ànd ak lumière u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu war a xewe ca Médine bii mu war a ànd ak lumière u xatmiya bi nekk doomi Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci wàllu roxaaniyu ak ci wàllu nuuraaniyu te muy xewee ca Fès Maroc bii nga xam ni moom lay feeñee nag di sa Afrique de l'Ouest nu ni Sénégal mais kon da ngay jàngat ñeenti judd yëpp kon soo xëyee rek ni sénégalais la rek noppi kon dëgg-dëgg xamuloo réalité bi làqu ci mystique gu Imam al Mahdi kon mën nañu ni Imam al Mahdi Jérusalem lay juddoo mën nañu ni Makk lay juddoo mën nañu ni Médine lay juddoo mën nañu ni ci la Maghreb islamique lay juddoo ca Fès ca Maroc beneen bi nag ñu ni mi ngi feeñe ci Sénégal kon da ngay gis ni boo ci xool ci yooyu am na organisation mystique bu nekk ca gannaaw boo xam ne mooy ànd ak mission bi léegi nag loolu moo tax nga gis savant yi bari werante ci téere yi tey am na téere yoo xam ne soo demee da ngay dégg ñun la Imam Mahdi Makk lay juddoo dëgg la pourtant mais mënuñu koy expliquer nu muy juddoo Makk parce que ñu bari boo nee judd rek ñoom ñi ngi xool jëmm ji nekk liir dox ba màgg amee nationalité bi ay ci ñun feeñ na déedéet fekk am na beneen juddu bu ñuy tuddee juddu roxaani yu boo xam ni du tekki rek ni alamul arwaax lay xewe
ñi nga xam ni yàlla may na leen mysticisme bi ci biir mën nañu ñoom dox ba feeñal loolu ci côté shahada. Imam al Mahdi noonu la mel. moo tax ñu ni Jérusalem lay juddoo, Makka lay juddoo, Médine lay juddoo, Fès ca Maroc lay juddoo, feeñe Sénégal. léegi nag yow nag lan ngay interpréter ci wàllu juddu ak lan nga dul interpréter ci wàllu juddu mi ngi des ci kiy dégg, waaye loolu ñu waxoon jàngale nañ ko ci 4 réincarnations yi te moom la ñu dëggalaat léegi, moom la ñu gën a expliquer léegi pour jëpp dégg ko. kon su doon ku ñuy jox nationalité universelle la amee, parce que fenn fu nekk juddu na fa ci côté roxaani yu tiise na fa lien mystique bi ak ki nga xamee ni moom la war a àndal dellu siwaat nag feeñ ci Sénégal tabarakallah. waaw comme ni ñu ko déggee noonu sunu mbokku téléspectateurs yi, donc ci vidéo boobu noonu Seydi Mawlana Cheikh benn réincarnation lu doon jund, waaye léegi gën na ko leeral indi 4 réincarnations yi, waaye dañuy taxaw tuuti ci baatu réincarnation Seydi Mawlana Cheikh ndax dafa nekk baat bu nga xam ne si buñ ko tuddee rek xel yëpp day dem suñu mbokku bouddhiste yi. donc ci bouddhiste yi lay dem. ndax ñoom la ñu miin di dégg ñuy wax réincarnation ne nit ki bu génne àdduna day ñëwaat ci forme animale daal di réincarné wu. léegi ñu bëree bëri daal miinuñu ko ci wàllu mbirum islam. ba tax na sax nit ñu bëri sax réincarnation ci wàllu islam dañ koy sax dàq. ndax dañ naan lii daal du mbirum islam. est-ce que mën nañu indilaat ay éclairage sang bi ci baatu réincarnation. éclairage yi ma ci indi mooy wàllu réincarnation mën naa d'accord ki nga xam ni moom wahabit la wala ki nga xam ni ci salafiste yi la bokk mu ni moom du nangu wàllu réincarnation ndax école am jàngalewu ko su ko neexee. école am jàngalewu ko su ko neexee wala école am nanguwu ko su ko neexee kooku bu ko waxee mën naa ko nangul. xam nga ku ma ko mënul nangul mooy ki nga xam ni dafa ni ci soufisme lay dund kooku école am jàngale na ko. mais école ba daf ko jàngale ca la ñuy tuddee les profondeurs de la xaqiqatu muhammadiya. gis nga xaqiqatu muhammadiya mën nga am loo ca maîtriser mais am na ay profondeurs ci profondeurs yi nekk ci xaqiqatu muhammadiya wàllu réincarnation daf ci feeñ lu dul benn du ñaar. ñun nag ci école soufisme la ñu jànge ay soufi lañ moo tax ma bëgg ci indi ay explication bi ci jiitu rek ci côté boobu wàllu réincarnation su ma demee ci tarixa xaadiriya nga xam ni ñëpp xam nañu yàggam ak yaatoom depuis Irak ci Cheikh Abdul Qadir Jilani mais tey boo demee en Irak Bagdad adepte yi fa nekk bokk ci tarixa xaadiriya mais dinañ la nettali loo xam ni soo paree léegi dama lay laaj ci lan nga koy delloo. dañ lay wax Cheikh Abdul Qadir Jilani bi waajuram bu jigéen tolloo ci ndaw am na lu ko arrivé woon loo xam ni lu mu vivre woon la lu ko jaaxal mais pourtant loolu mu vivre woon bi mu demee ba Cheikh Abdul Qadir Jilani judd ba commencé di màgg Cheikh Abdul Qadir Jilani moo ko nettali li mu vivre woon ba noppi jox ko ci ay preuve xam nga li mu vivre woon lan la yaayam dafa xëy bi muy ndaw Cheikh Abdul Qadir Jilani ko nettali ni ko yaay bi nga gënee toll ci ndaw am na lu la mësoon a arrivé mu ni ko lan la man de fàtte naa ko Cheikh Abdul Qadir Jilani ni ko mës ngay gàddu sa basin lu mel ni paan weñ yooyu jëm ci benn déeg fas yéene root ndox bi nga demee ba jëm ci déeg bi am ay xale yu góor yu génn yoo xam ni miinu nu leen woon ci def lu baax mel ni ñoo xam ni dañu bëggoon a ñëw pour nangu basin bi yóbbu ko jaay ko walla yóbbu ko utiliser ko defal ko seen bopp mu ni bi nu ñëwee di xëcceeg yow sa paan rek am na benn picc bu ñuul bu génn picc bu ñuul bu ñu tuddee le faucon bu génn songu xale yu góor yi kenn ki xaw na sax picc bi loqi bëtam ba xale yu góor yi tiit daw bàyyi la ak sa paan nga root dellu si waat yaayam daal di yéemu ni ko loolu ku la ko nettali loolu wax nga dëgg mais bi may xale la ma arrivé woon Cheikh Abdul Qadir Jilani ni ko est-ce que xam nga picc boobu génnoon man la woon pourtant boobu juddoogul mu nettali loolu mu dellu judd léegi loolu lan nga koy tudde bokkul ci réincarnation. beneen bi mujj bi mooy jarul ñuy sore bu ñu ñëwee ci réew mii di Sénégal jarul ñuy sore bu ñu ñëwee ci suñu tarixa bii di tarixa tijaniya du wax nañu ni xalifa Ababacar Sy Serigne Babacar Sy ñu ni wax na ni am na benn màndarga bu nekk ci moom Badar la ko jële
ñëpp xam nañu Serigne Babacar bi muy gane àdduna ak Badar ba mu paasee ñaata at la léegi lu tax moom mu jële mandarga ca Badar ba noppi dellu si juddu mandarga bi nekk ci moom ba mu di ko wane loolu ci lan lay dellu ci wàllu réincarnation lay dellu moo tax ma ni su dee da nga jàng ci école wahhabite yi wala nga jàng ci salafiste yi ñoom bu leen neexee ñu ni seen école nanguwu ko mais ñun ñiy jàng ci école soufisme nangu na ko mag ñu nu am seede nañu lu ni mel mag ñi daan nañu dem ba ni am na ci nitu yàlla yi ñoo xam ni balaa ñuy judd dinañu tànn ka leen di jur ba noppi soogay judd ñii ne am na nitu yàlla yu judd ci famille bi dem ba yàgg judd ci beneen famille kon yooyu day dellu ci wàllu réincarnation léegi nag yooyu mënoo ko atte ci shariatu muhammadiya ndax doo ko xam mënoo ko atte aussi ci xaqiqa bu woyof yaa ngi ko mën a atte ci la ñoo tuddee les profondeurs de la xaqiqatu muhammadiya mais ñi may déglu ñëpp te ñu ay sufi xam nañ ni lii ma wax leen histoire yu am la lii ma wax leen lan nañ ko mën a tuddee lu dul wàllu réincarnation kon ruuxu nitu yàlla yi mën nañu judd fii quelques années wala judd fii ci benn siècle yàlla dogal ñu judduwaat ci beneen dëkk wala ci beneen famille ci beneen siècle muy la ma la doon jàngal léegi ci 4 réincarnations yi nga xam ni moo tax Imam al Mahdi juddoo Jérusalem juddoo Makka juddoo Médine juddoo Fès ca Maroc soo ngay dellu si feeñ Sénégal tabarakallah. macha allah kon ñoom daal am nañu possibilité choisir leur propre parent aussi. léegi dañuy ñëw Seydou Cheikh si sa silsila ndax ça fait débat. dañ lay laaj lan mooy sa silsila d'abord dans un premier temps ndax wax nga ni Maolana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moom ci boppam moo la jox wird bi loolu mosuñu ko dégg donc ñuy laajte spécialité boobu lan moo waral loolu rek mu nekk spécialité ci yow li tax feeñul si feneen est-ce que tamit mën nga ñu dikkal daal ci événement boobu si jot bi nga jot sa silsila ci Maolana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif et pourquoi rek mu nekk si yow. li ma ci mën a éclaircir ci domaine boobu yàgg naa ko éclaircir à l'âge de 14 ans la Maolana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif jox ma wérd defe naa 1997 ba léegi ba ñu ngi 2019 waxuma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani sax mi yore xatmiya xanaa nitu yàlla bu ñu ni waliyu la rek bu dee 1997 ba léegi yaa ngi naan moo ma jox nangam te mu di la dégg fii ci barsax war na ñëw intervenir wala sinon mu ni xanaa yow da nga ma yab waaw rawatina ku mel ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani nga xam ni mag ñi dañ daan wax ni ñi nitu yàlla yi gën a bàyyi xel mooy ñi nga xam ni seen martaba du baale ñi nitu yàlla yi gën a bàyyi xel mooy ñi nga xam ni sanction ya ca xadaratul ilaahi ñoo koy jël Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëpp d'accord ak moom ci xutbul maktum d'accord ak moom ci xatmiya ak katmiya magu tariqa bi yëpp ragal ko respecté ko ndax kooku rek benn xale mën na am 14 ans naan ka yaa ma jox wérd yaa ni ma nangam yaa ma waxloo nangam xale boobu di dox di avancer ba 2019 maanaam yanuwul maanaa loolu déjà yanuwul maanaa ci xalaatu doomu aadama benn boobu mooy bi ci jiitu moo tax ma waxoon leen ni à l'âge de 14 ans en 1997 la ma jox wérd salaatul fatiha lan mooy sama silsila mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif Mawlaay Cheikh luy silsilaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi liy xaqiiqaam mooy yàlla ma nga xam ni moo ko jël def ko pour mu barkeel humanité bi yépp ci baat bi nga xam ni moom la ko yàlla ëmbe tey muy wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin xam nga ñu bari di contester tariqa tijaniya ci ni ñuy wax ni yàllaa ko jël jox ko yonent bi ñoom li ñu xamul mais mooy tariqa tijaniya mais ci rahmatan lil alamin la bokk ba léegi ci yërmande yàlla bi mu yéene jaam yi yéene ko mbindeef yi ci la tariqa tijaniya dugg see ci yërmande bi la bokk ndax salaatul fatiha ba ngay zikr jawharatul kamal ba ngay zikr laa ilaha illallahu ba ngay zikr istixfar ba ngay zikr mais loolu lam lay dimbali mooy rattaxal sa diggante ak sa borom kon loolu li yàlla ni yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ci rahmatan lil alamin ba ca la tariqa tijaniya génne te loolu mooy diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xaqiqa bi ko yàlla jox te muy tariqa tijaniya mu jël ko moom jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ci lu dul gént ci lu dul ay nelaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani mën na loolu mu jël en 1997 jox ba wérd moom tariqa bi kan moo ko ba moom tariqaam ku ko neex lay génn ci xay bi jox ko ci wér te amul kenn ku mën a contester ni
amul pouvoir moom génn ci xayb waaw kon loolu du lu nit mën a contester loolooy sama silsila léegi nag lu tax moom mu jox ma ko te bàyyiwuma woon xëy na rek orienté ma sama roox wala orienté sama xel te bul fàtte aussi wax naa la ñun suñu famille ci tarixa xaadiriya la ñu mës a milité moom la ñu mës a xam man xaw ma woon sax luy tarixa tijaniya bi ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yee tëjjilee Fathul Kabir ca la comprendre dëgg-dëgg vrai mystère yëpp ni ndekete avant doon naa ca dund waaye mësuma ko mën a expliquer keroog laa commencé sama explication léegi nag li ma jàngat man personnellement ndax am na loo xam dama koy jàngat am na loo xam ni sama sëriñ laa koy bàyyee Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo xam lu tax mu joxal ma boppam wér waaye man li ma ci jàngat man mooy mission bee tax mu joxal ma boppam wér parce que tey yëg naa ni su fekkonte ni du ma moo ma joxoon a wér kon mission bi may doxal du ma ko mën doxal parce que kon boole nañ ma sama sëriñ wax nañ ko na ma tere wax nañ ko na ma arrêté Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani comme dafa doon bañ ma yanu benn pression wala benn chantage buy jóge fenn mu ni nag yow maa lay joxal sama bopp defalal sama bopp yabal la moo tax ma waxoon en 2015 mi ngi ci internet bi ni ku may boole demal nga boole ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaw ku ma mënul boole Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nag bu yóbboo nga ñaanal ma ci mission bi Fatiha te seetaan ma ak mission bi ku bëgg nag demander ndax loolu am na ak loolu amul waaye jël sa kurus jullil sa ñaari rakka bu la neexee sax bis ba wooral xanaa léegi man su ma la naxee xanaa yàlla du la nax moom jëlal sa kurus jàngal salaatul Fatiha bu la neexee bàyyil salaatul Fatiha sax dem jël sa kaamil jàng sa kaamil bu la neexee jëlal ay xadis def ko xadis ni yonent bi xadis yi yaa ko wax delloo naa ko ci yow wan ma dëgg mais mag ñi dañ daan istixaara ku gëmul loolu jëlal sa kurus nga dem istixaara que ça soit ngay borom kurus nga jël salaatul Fatiha jawharatul kamal wala jël sa alquran jàng wala woor delloo ko yàlla ni ko wan ma réalité bi yàlla dana la wan réalité bi waaw léegi nag ku mënul àtte loolu jàngal Fatiha ñaanal ma ci mission bi te seetaan ma ak mission bi. macha allah foofu tamit dégg nañu ñu ne Imaamul Mahdi kenn mënul nekk sëriñ du Mawlana Cheikh ndax dimension bu mu toll dégg nañ ko ci ay jàngale. waaw xam nga foofu lu ma la fay bëgg laaj mooy Imam Mahdi yore mission universelle su fekkee Imam Mahdi bu ñëwee ci àdduna fii daf fiy fekk sëriñam léegi dama lay laaj Imam Mahdi bi moom moo war nekk Imam Mahdi wala sëriñam moo ko war nekk. non parce que bu dee tarixa tijaan ki la jox wérd mooy sa sëriñ ki la jox wérd mënoo nekk imaamam di ko jiite mooy sa sëriñ maanaam mënoo ko jiite comme ci côté spirituel bi may waxee su fekkente ni comme ci xaqiqa yi base tarixa bi tënku woon la waxuma léegi rek comme nit jox la wérd léegi après fekk na sax li yàlla xam doy na dama ni ki lay jox wérd ku toll ni Imam Mahdi laa wax nga xam ni dañ ko yar ci wahyu yaruñu ko ci téere yaruñu ko ci ay texte ci wahyu lañ ko yar léegi kooku su ñëwee fii sëriñam jox ko wérd ndax moom léegi moom moo war a nekk Imam Mahdi wala sëriñam parce que ci tarixa tijaan ki la jox wérd mooy sa sëriñ moo lay jox ay ordre nga di ko exécuter moo naan defal nga def moo naan toppal nii nga topp nii moo lay wax jaaral nii nga jaar nii moo lay orienté léegi nag Imam Mahdi bu dee ki koy jox wérd mi ngi fi léegi kooku di ko orienté kon moom léegi ban mission universelle la yore kon kay moom li mu war a def mooy topp ci ginnaaw sëriñam nekk Imam Mahdi moom mu nekk taalibe moo tax am na loo xam ne boo delloo waxuma la ci mystique mais ci logique sax nanguwu ko logique nanguwul ni ñu waxee Imam Mahdi bu ñëwee adepte tariqa tijaniya lay nekk Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif wax ko lu leer naññi Cheikh El Hadji Malick dëggalaat ko ci ay bindam lu leer naññ ni suñu wér di lay jël kon logique bi mayewul Imam Mahdi ñëw di dox mission sëriñam nekk fii ci réew mi wala fii ci Sénégal ba pare moom mu ni day dox mission ci kaw sëriñam waaw parce que su dee ci tariqa tijaan ki ko jox wér mooy sëriñam kon kooku mën na ko sant mu def mën na ko tere mu bàyyi mën na ko orienté te Imam Mahdi yàlla daf ko indi pour mu guider comme dafa war a guider nag yàlla du teg ci kanamam benn obstacle boo xam ni moo koy tee mu def discours ba mu war a def macha allah. macha allah donc téléspectateurs yi ñu suivre c'est l'heure de l'instant pub donc ñu dugal benn courte séquence pub après ñu revenir. Weladouniati.com est un site d'excellence, un pont entre le monde visible et invisible, une plateforme qui vous informe sur ce qui se passe autour de vous tout en vous connectant avec la lumière. Avec Weladouniati.com, vous êtes plongé au cœur de l'actualité nationale, internationale et des questions politiques qui agitent ce monde. Weladouniati.com vous permet d'être au courant des dernières découvertes de la science et des innovations technologiques. Découvrez nos rubriques Société et tradition, santé et bien-être, éducation et formation, sport, économie et agriculture.
La rubrique chronique et réflexion donne la parole aux intellectuels, aux érudits et aux penseurs de ce monde. Et enfin, la rubrique religion et spiritualité vous connecte à la lumière tout en vous permettant de suivre en temps réel les enseignements de l'imam Al-Mahdi, le bien guidé. Walad Dunyati est aussi présent sur le réseau social Facebook. Partez à la découverte de notre page Facebook qui regorge d'informations essentielles. Une communauté de plus de 12 000 followers vous attend pour interagir avec vous. Et enfin, découvrez notre chaîne de télévision Walad Dunyati TV sur YouTube. Abonnez-vous dès à présent et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos émissions, documentaires, reportages, enquêtes, journal télévisé et surtout, soyez au cœur de l'actualité de la mission de l'imam Al-Mahdi. Alors, clique vite sur le bouton s'abonner. Bon, sunu mbokku téléspectateurs yi ni suivre, nous vous rappelons que vous êtes toujours sur la chaîne des grands moments yéen a ngi seetaan Walad Dunyati. Donc tey ñu ngi doon accueillir sunu invité Seydou Mohamed El Cheikh ci seen nouvelle émission en toute liberté avec Seydou Mohamed El Cheikh. Seydou Mohamed El Cheikh dañoo remarqué ne à chaque fois booy génn dina fa sorti da ngay téye benn kaan. waaw donc sa sortie yëpp dañuy gis toujours avec cette canne. Que représente cette canne? Yan mystère ñoo làqu ci canne boobu ngay téye à chaque fois. waaw canne bi li ci jiitu déjà maa ngi ko njëkk indi gàmmu 2009 gàmmu 2009 mais boobu du canne bi may yore laa indi woon bu nuroog moom laa indi woon boo xam ni ñoo nuroo mais bee moo gënoon a gudd gàmmu 2009. li waral aussi tamit canne bi ma di ko yor. déjà canne bi dafa am histoire boo xam ne day dellu ci côté shahada Cheikh Mouhamadou Diagne man na ma dégg Ibnu Iliman Diagne bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ma ko faciliteel canne boobu ngay gis. li tax aussi ma soxla woon ko mooy dafa am benn secret buy jóge ci Bahrul Kanzi secret boobu maa ngi ci jot le 1er décembre 2015 ci canne boobu la waroon denc ndax du denc lu dul ci biir métal. pour li canne bi di représenter yëpp nag defe naa ni Cheikh Moussa Fall expliqué woon na ko yëpp ci sama kanam ca anniversaire 2014 moo expliqué yëpp li canne bi di représenter buñ ko tegeeg étincelles yeeg lumière ya. le fait que nag ma di ko yor dafa am ci situation yoo xam ni ak ci sortie yoo xam ni man comme li may faral di wax Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif rek lay déglu ci la may sant. ma génn canne boobu pourtant li ma koy yor yëpp mësuma ko yóbbu conférence su Fass doo gis benn vidéo bu ma yóbbee canne bi Fass Ngom waaw mais sama génn yu bari da ngay gis ma di ko yor parce que dafa am secret bu ci ne. ñi may àndal aussi mooy ñi ma doon wax léegi doon leen junji te ñenn ñi feeñoon ca Arafat muy nawamisi ci biir canne boobu la ñuy denc te ñoo yore sama sécurité ci côté baatin waaw ci côté baatin ñoo yore. sama sécurité ñu nu formé lañu pour loolu su may génn ñoom ci biir canne boobu la ñuy denc bu ma ko yoree nag kon yóbbaale naa leen ci waaw ca milieu boobu. léegi nag génn gi may génn yore ko directive la buñ ma jox man nekkuma lu dul exécuter ordre yi nga xam ni jox nañ ma ko ak directive yi su ma génnee nag ñoom nawamisi ci biir canne boobu la ñuy dellu si. à part cela mooy secret bi nga xam ni jëloon naa ko le 1er décembre 2015 te muy génn ci Bahrul Kanzi te di nekk ci canne boobu nga xam ni kenn du ko denc lu dul ci métal. loolu daal nekk na loo xam ni mën naa ko expliquer ci canne boobu may yore su ma ko yoree rek c'est parce que jox nañ ma ndigal ni war naa ko yore yoruma ko nii nag pour yor canne rek dama ko yor parce que dama war a génn ak moom bis boobu mais bis bu ma warul génn ak canne bi su ma génnee du ngeen ma gis ak canne bi. kon su ngeen gisee ma génn ak moom rek c'est parce que dama war a génn ak moom bis boobu nawamisi nag ci la ñuy nekk ñoom ci la ñuy dugg mën nañu dugg ci lu nekk parce que seen mystique kenn mënul natable na mu toll seen pouvoir mystique. beneen biir mooy secret bi nga xam ni nekk na ca biir waaye su ma ci amul ndigal mën naa génn sans canne bi waaw kon daal loolu moom ci samay secret la bokk waaw. waaw Seydou Mohamed El Cheikh dañuy ñëw ak yow ci benn disons mën naa wax polémique. waaw ndax ñi nga xam ne si say détracteur lañu. nee nañu dafa am benn ndox booy joxe. que ndox boobu daal mooy tax nit ñi di la topp donc képp ku ci naan rek waaw sayee daal daf lay topp
léegi ñun équipe bu Waladouniaty pour tirer cette histoire au clair dañoo def benn enquête donc ñu ne dañuy xool ñi nga xam ne si topp nañu la waaye ñoo xam si nekkuñu Sénégal te mosuñu la gis comme nekkuñu Sénégal mosuñu la gis si shahada donc ndox boobu noonu naanu gun si ñu laaj leen lan moo tax ñu topp la ñu seetaan loolu ci élément bi. asalaamaaleykum waa àdduna bi asalaamaaleykum waa Waladouniaty xanaa indi woon doon indi rek quelques témoignages ci sang bu tedd bi ñun ñi ngi fii ñi ngi fii Angleterre boobu ba tey ñi ngi jëflante ak sang bu tedd bi wante yàlla xam na ni musuñu koo gis musuñu koo teg bët maanaam waxuma ci zaahir waxuma ci zaahir ci baatin xëy na am na ay gént yuñ ko gént mu am yenn yu mu jëflante ak ñun boobu ba tey ndeysaan léeg-léeg da ngay dégg nit ñi di wax naan sang bu tedd bi ndeysaan dafa am ay affaires yu muy joxe yoo xamante ni moo tax nit ñi topp ko ma xam ne bu dee affaire yooyu lay joxe dama xam ne saf na parce que man de mosuma see jox loolu salaatul fatiha jox na ma ko ba ma zikr ko am si yëg-yëg bu ma ci am ba tey jii nii maa ngi ciy yëg di si gis sama bopp te li may wax nii maa ngi Angleterre fii musuma ko gis teg bët nii mu toog ma jël sama loxo nuyu ko loolu am waaw beneen bi tamit mooy li ñu gis si Seydi Mouhamed El Cheikh mooy tarixa bi la jàngale mag ñi la jàngale seen liggéey jàngale xayb jàngale monde shahada wax nit ñi ni ñu war a jëflante jàngale ci wàllu tarbiyatu ruux bi nga xamante ne ndeysaan Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon na ko jàngale ba keroog mu génne àdduna ndeysaan ñun tamit ba ñu ñëwee ndeysaan ñu gis ni moom tamit yoon boobu la tegu ñu fas yéene ànd ak moom ndeysaan di jàng ci ay waxtaanam di ci déglu di ci jëriñu ba ndeysaan dem na ndeysaan ci barkeem boo xamante ne 4 heures du matin sañatuñu fekk si lal 5 heures du matin sañatuñu fekk si lal jóge nañ ci dimension yooyu ndeysaan ba nga xamante ne tey jii buñ bëggoon gis Mawlaa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ci barkeem buñ defee si ñuy ñaan rek mën nañ gis Mawlaa Cheikh ndeysaan ba si mag ñi sax beneen bi tamit mooy coow li mi ngi bëri boobu ba tey ñi wax naan Seydi Mouhamed El Cheikh taw bi kër lu ne ñi ñu ciy dugg di wax te li ñuy wax maîtriser wuñu ñu si bëri li ñuy wax maîtriser wuñu mais sangu tedd bi boo leen xoolee conférence yi passé nii ak tournée nationale bi ndeysaan affaire yu bëri daf ko ci wax ne moom jox na ñëpp rendez-vous ndeysaan keroog bésu Arafa mais bésu Arafa ba mu jotee avant def naa yàgg avant jour bi wax nañu carrément ni midi et quart heure Sénégal si lu muy def lu muy jël si la koy jël àdduna bi yëpp dinañ ci teg seen bët ndeysaan keroog ba mu ko jëlee ci la àdduna bi ci la Arafa taw te boobu maa ngi fàttaliku ñun ñi ngi toog fii yor suñu kurus ndeysaan di zikr salaatul fatiha pour wane ni que moom li ñuy wax ci moom naan day joxe ay ndox ak affaire yu demee noonu man sama jëmu bopp man mun naa seede ci yàlla ni musuma jox lu mel noonu lu dul salaatul fatiha allahu la ilaha illa allah loolu daal xam naa ni moom ku dee nag ak sa bàmmeel daal man seede naa ni loolu laa jëflante rek moom xëy na nag ñeneen ñi li ñuy wax man xooluma lool mais li ma gëm ak li ma gis loolu laay wax daal pour yooyu daal lañ fi mënoon indi xëy na temps bi bëriwul mais ñu leen di nuyu di leen ziar di leen wax salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Waladouniaty ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax macha allah di rafetlu seen question bi ñun nag Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mooy koo xamante ni mosuñ ko gis mosuñ ko teg bët ñi ngi ko découvrir en 2016 ci internet bi si lañ commencé di suivre ay enseignements mu nekk loo xamante ni macha allah lu am importance la parce que li ñu gën a neex mooy daf ñu jàngal suñu mag yi ñu am Sénégal ki si même ni El Hadj Omar Foutiyou Tall maam Seydi Hadj Malick Sy Cheikh Ibrahima Niass Khalifa Babacar Sy wala même ku mel ni Cheikh Abbas Sall donc mu xamal ñu mag yooyu xamal ñu seen valeur xamal ñu seen dimension si yeneen i anam yoo xamante ne xamuñ ko woon ñu ne déet na waay mu xamal ñu kan mooy Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif si yeneen i dimension tamit mu nekk découverte bu rëy si ñun tarixa Tidiane daf ñu mos a intéressé donc ñu koy suivre noonu ba 2017
bi ñu bëggee jël wér ñu jokkoo ci xadaraam bi nga xam ne mi ngi nekk France donc depuis 2017 ñi ngi évoluer ci xadara bi mais lim ñu gën a apporter mooy dafa gën a tax ñu fonk suñu kurus waaw dañu gën a fonk suñu kurus parce que dañu gën a xam doole salaatul fatiha gën a xam doole Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mais aussi daf ñu xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeneeni dimension yoo xamante ni mosuñ ko woon a xam ba tey jii bu ñu nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi mindeef ñun dañuy xam si ban dimension la moo tax ñu koy waxee noonu beneen bi mooy tey 4 heures du matin fu ñu fekk ñu jug jël suñu kurus def suñu laazim muy loo xamante ni lu am importance la du ñu raté suñu waxtu julli yi fonk nañu suñu julli yi ñi ngi suivre macha allah suñu diine te loolu yëpp moom moo ñu ko apporté am respect bu rëy si mag yi ñu am Sénégal mais li ñu gën a neex si moom mooy dafa dajale tarixa bi surtout ci Sénégal nga xam ni tey boo demee ëttu Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh da ngay gis ku toog koo xamante ni Kër Baye Niass la jóge kii mi ngi jóge ci Waawan kii mi ngi jóge Cheikh Abbas Sall terewul ñoom ñëpp toog bokk malaan boo leen xoolee doo gis ni kii taalibe diw la wala leneen li ngay gis mooy ñëpp ay tijaan lañu yu toog di def seen farata mu nekk lu rafet loo xamante ni macha allah tey dañ ko war a wax ndax suñu naan jullit yi jubóowuñu déjà ñun lu ñu nawee Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mooy dafa commencé def lu ñu naan bay sa weewu tànk ndax moom si tarixa tijaan bi la commencé dajale tarixa bi ba pare macha allah muy loo xamante ni lu ñu rafetlu la beneen bi mooy même suñu duggul sax ci cadre baatin te duñu dugg sax ci cadre baatin mais tey ñi wër Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh booy xool ñi ci ëpp ay jeunes lañu ñi ci ëpp ñi ngi fonk seen kurus fonk seen diine fonk seen tarixa te ñi ci ëpp booy wax ak ñoom dañ la naan dañuy gis yonent bi ci ay jullit loolu macha allah lu rëy la ñi ci ëpp ci ñoom di la wax dañuy gis Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci ay tijaan yaakaar naa loolu ngëneel la boo xamante ni ñëpp bëggoon nañ ko tey donc ñun daf ñuy jaaxal suñu gisee koo xamante ni mi ngi dajale jeunesse bi dugal leen ci diine bi dugal leen ci tarixa bi xamal leen mag ñi ñu am respect bu baax ci mag yi respect bi ñu am ci mag yi moo tax tey doo dégg fenn ki nga xam ne mi ngi évoluer ci ëttu Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mu nekk ci ay débat futur ndax xam na ni tey jii bu demee ci kër Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dina fekk mag yi yëpp ñu toog ñoom ñëpp ku ci nekk ak sa dimension te ñoom ñëpp jox na leen benn respect boo xam ne Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh moo ko inculqué ba tax yenn débat futur yi nga xamante ni ñi ngi ko doon dégg fan yëpp Sénégal doo ci dégg kenn ci ñoom mu ci wax ndax xam nañu dimension mag ñi xam seen valeur te loolu Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh moo ko def ci ñoom macha allah. macha allah donc ki nekk intervenir mi ngi tudd Youssou Diaw. moom mi ngi nekk en Angleterre. kii soxna Mame Penda Sarr mi ngi nekk France. bu leen dégloo. mosoo naa sa ndox. ndoxam indi coow bi. donc ñu bëggoon daal bi nga seetaanee vidéo yi pare nga kii daal nga indi ci sa commentaire. maa ngi la ci gërëm bu baax di la ci remercier ci question bi waxoon naa la sax ni la man awma habitude du toog ñu naan diw nee na nangam ma naan noonu du noonu awma habitude boobu boo gisee awma habitude boobu nag mooy awma temps boobu waaw. ñun temps bi ñu am mooy temps bi ñuy avancé wu ndox mi li ma ciy wax rek ndax ñoom ñoo ko tuddee ndox waaw wa ja'alna min al ma'i kullu shay'in hayyin defe naa ni loolu xaqiiqa boo koy wër yëpp ci côté ndox mën nga ko seet foofu li ma ci mën a wax mooy déjà ñi ma topp ñëpp ngeen xam leen di leen gis guddeeg bëccëg di leen gis ci tournée nationale yi di leen gis ci gàmmu yi au niveau national ak international bu dee ñii ñëpp foog ma jox leen ndox pour ñu gëm ma foog naa ni service bi yore wàllu ndox xam naa kon canalisation lañ ma defal ma di ci ñaan xam naa ndax ñii ñëpp mënuma leen nàndal sax ñii ñëpp même su ma leen bëggoon jox ndox ñi ma topp ñëpp man ñaata nit ma topp des milliers de personnes ñoo ma topp ñaari nit topp ñu ma juróomi nit yoo jël jox benn butéelu Kirène topp ñu ma kon su ma leen bëggoon jox ndox ñoom xanaa kon dama amee kon maanaam nañu wax dama amee kon canalisation bu may ñaan après robinet yi ñu branché leen ko seen kër robinet yi di tëjji ñu di ci naan mu nekk mystique xam naa loolu la sunu réew ñoo ko moom waaye ci ngay dégg wax ju nekk waxu ndox boobu man Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bi ma ne mën nga jëriñe la ma wax ci secret yi ma def sa jëm dafa am lu ma ci wax li ma ci wax mooy dafa ni ma binduloowuma la téere maanaam man benn nit mënul taxaw demandeel na ku la neex benn nit mënul taxaw ni Seydi Mouhamed El Cheikh ma bindal téere ni ma naa ko takk man du ma takk téere déjà kon nu may bindalee ni téere
ku mu neex nga takk sa téere waaye alxuraan du lu ñuy dugal ci place bu setul alxuraan du looy bind tëdd ci te léeg-léeg nga gis ko takk téere tëdd ci téere bi di alxuraan léeg-léeg nga gis ko takk téere dugal ko ci place bu setul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani binduloowuma téere mësuma bindal nit téere amul kenn kuy taxaw ni Seydi Mouhamed El Cheikh ma bindal téere bi man duma takk téere kon mënuma bindal nit téere santuñu ma loolu mësuma defal nit xaatim li ma Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif sant mooy ku ñëw jooytu la soxlaam nekk na jël ndox mu sell mu jàng faatihatul kitaab bu ko jàngee mu ñaan ci soxlaam yépp jox la su ñaanee soxlaam jox la ba noppi xam nga lan laay jàng man faatihatul kitaab salaatul faatiha juróom-ñaari yaa latif yaa latif yaa latif ba mu juróom-ñaari yoon ma ëf ci nga dem sa aajo bu fajuwul woon 10 ans nga diwoo ndox ma laal ko mu faju nga dem sa feebar bu nekkoon sa yaram ay ati at nga laal ko feebar bu wér moo tax benn jamono bi ñuy wax ndox mi ma ree leen ma ni waa mën na nekk ndox bi de ndax ko am aajoom ay ati at mënul faju waaw mu laal benn ndox aajo ba faju mu am feebar bu mu yóbbu hôpital ba sonn mu laal benn ndox feebar bu wér mën na am sax ndox mi tax mu gëm ma wax leen loolu pour wax la ñun juróom-ñaari yaa latiif man gis nga ñun yàlla daf ñu may ñu xam ñëpp xam nga ñun du question ni maanaam loo ñuy wax rek la ñu xam loo ñuy waxul dañ koy xam léeg-léeg damay gis nit gis ma ci jotaay man pour leeral nag du ma sëriñ buy ñaanuma ci kenn togguma di ñaanal kenn di sëriñ buy ñaan wala naan jox ma li ma ñaan képp ku ma mësa ni jox ma nangam ma ñaanal la na yëkkati loxo mu ni maa la jox nii si xaalis nga ñaan koo dul gis man ñi may bëgg gis gën a bari te mënuñu fexe ba gis ma nu may ñaanalee kenn lu ma soxla Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani laa koy wax aajo bu ma am moom laa koy wax mu jaare ko fa mu ko war a jaare fajal ma aajo boobu kon ñii ñëw jooytu ma seen soxla yëpp ma jàppale leen ñaanal leen yàlla dafa tombeek benn ñu gis ma ndax man li may tëju moo ëpp yéen ñi ñëw Medina Cheikh xam ngeen ko man damay tëju 24 heures sur 24 vendredi rek lay génn kon ñëpp xam nañ ni aw ma temps bu yaatu mais ñi may gis nga xam ni yàlla dogal na ñu gis ma ni ñaanal ma ñaanal leen dama leen jàppale ñaanal leen su ma gisee nag léeg-léeg ma gis ci groupe yooyu koo ñëw koo xam ni xëy na yàlla dogal na am na nattu wala am na feebar bi bëgg na nga ñaanal ko waaye dégg na ndox ma gis nga bu ma xamee ni bu ma la xoolee ci baatin xam ni yow mi sax ndox mi yaa ngi xalaat te bëgg nga ñaanlu su ma la dama la naan jàngal fatiha nga jàng ma ni ñaanal sa aajo nga ñaan sa faju ci kaw laay wax damay jàng fatiha salaatul fatiha wax juróom-ñaari yaa latif ngay dégg ma ëf jox la pour nga xam li may jàngalan waaw léegi nag boo demee li ci des yàlla moo koy mottali waaye man Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani li ma sant dafa ni ma secret yi ma def ci yow may bi pour nga ñaanal ci nit mu jàll ñaanal ko ci ndox moo tax ku ma jox ndox ma ñaanal ko ci léegi nag comme ñi nga xam ni ñëpp dañuy toog di seetaan mënuñu xam dëgg-dëgg xaqiiqa bi ñi nga xam ni ñi ngi ànd ak man moom la ñuy dund mënuñu am lu nu leen waxal ñu ni ndox mi la waaye bu dee ndox mi de pour man nit ñi war nañ leen wax xanaa koon léegi service bi dañ ko wutal canal ndax defe naa ni ñi ko topp ñëpp il faut rek li leen di arranger mooy ñu wutal ko canalisation bu ndox mi di jaar robinet yi di sotti seen kër ñu mën si naan ndax ñi ko topp ñëpp moom benn bouteille këran doyatu leen loolu laa leen di tontu ci côté ndox mi. macha allah loolu leer na avant nga dem Makka ne woon nga boo ñëwee da nga lancer la grande offensive spirituelle. ci sa barke kilifa di Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. gis nañu sax génne nga planning donc planningu 2020. ñu ne laaj à quoi peut-on s'attendre ci grande offensive boobu noonu. est-ce que tamit dina am wuute. ak tournée nationale yu weesu. xam nga grande offensive spirituelle defe naa ni am na lu ma ci jotoon junj ca Fass Ngom balaa may dem Màkka dama ni woon mooy leer gi ñu doon dégg léegi dootuñu dégg leer gi ñu di ko gis dina wuteeg tournée nationale yi passé parce que tournée nationale yi passé damay dem sur place def conférence waxtaan ñu jëriñu wasifa fa après ñu dem bii dama bëgg leer gi di topp nit ki ba fekk si ko ci milieu boppam maanaam nit ku doon werante di dund ci xàqul yaqin waaw yàlla dina leeral lépp waaw man parfois damay demander su ma gisee nit kuy weddi xam nga mën nga weddi sax sa néeg mën nga weddi à huis clos mais su ma gisee ku jël vidéo internet tax a weddi dama ko yërëm xam nga lu tax ma di ko yërëm dama naan kii d'ici 2 ans léegi nan lay def ak ñi mu waxoon ni lii amul waaw nan lay def ak ñi mu waxoon ni lii amul xanaa day defaat vidéo ni leen dama juum dana jar laajte gis nga nit lu mu xamul daf ciy teey grande offensive spirituelle bi boo ko déggee mooy leer gën daan dégg léegi leer gi
ku nekk da nga ci am xaqul yaqin. ka daan weddi laa wax de waxuma ki gëm ba noppi ka daan weddi dalay woo ba nga ñëw mu ni weddi woon naa waaye gis naa lu ma gëmloo mooy li may préparé 2020 waaw loolu laa tuddee grande offensive spirituelle maanaam bul defe ni mbooloo mi topp ma rek may dem déedéet li ma préparé mooy ka daan weddi mu woo la téléphone ni la maa weddi woon nga ni ko waaw mu ni maa gëm nga ni ko lu tax mu ni ndax maa gis xàqul yaqin waaw loolu lay préparé mystiquement waaw. Nous avons hâte d'y être. Seydi Mouhamed El Cheikh jeune bi la xamul. te vraiment ce discours intéressé na ko. waaye li muy déggee si yow mooy rumeur yi nii véhiculé. yi nga xam ne si disons que ñooy ces détracteurs yi ñuy véhiculé. léegi jeune boobu noonu tey ba bëggoon na wax ak moom. par rapport ak sa mission. ban kàddu nga koy sànni. kàddu bi ma koy sànni mooy na dellu ci alxuraan waaw. kàddu bi ma koy sànni mooy na dellu ci alxuraan waxuma ko dellul ci xadara Seydi Mouhamed El Cheikh laaj leen de wala dellul ci ay taalibeem nga demandé leen déedéet loolu sax bu ko neexee mu ni duma fa dem damay wax jeune boobu nga xam ni mi ngi toog wala mag boobu nga xam ni mi ngi toog wala góor googu wala jigéen boobu ku mu mënta doon nit kooku toog dégg ay détracteur di wax Seydi Mouhamed El Cheikh lii nangam lii nangam lii nangam li may digal kooku di leen déglu balaa muy jël décision wala muy jël fu mu féete na dellu ci alxuraan nu muy delloo ci alxuraan mooy yàlla dafa ni information bu ñu leen indil ak ku leen ko mën a indil dem leen ngeen gëstu ko ba xam dëgg-dëgg information boobu nan la ak naka la ak nan lañ leen ko waxe kon demal gëstu ci man li ma bañ mooy nit juge ma te xaw ma waaw te bari na ñu may juge xamuñu man ku ma xam lu baax ngay wax ci man kay nit mësuma xam ba noppi ni waaye nii la mel nee la mel parce que man néew naa ci tey jii ñi bare mbooloo di bokk ak seen taalibe malaanu wasifa fajar laa wax de néew naa ci ñi nga xam ne tey mbooloo topp na leen néew naa ci te ñi may waxal am nañu waaye néew nañu bareetunu néew naa ci bokk tey ñi mbooloo topp ngay jiite say taalibe julli suba salaatu nga fekke ko jiite leen julli suba toog ak ñoom malaanu wasifa suba ba mu jeex nga ñaan tëj toog ak ñoom malaanu wasifa ginnaaw timis ba mu jeex nga ñaan tëj julleek ñoom gee kooku néew na beneen bi mooy ku ma gane si ma teral te bu ma lay teral du ma toog rek ni man maay kilifa gi yow defal lii daggam le ba moytuwul la ma lay dalale du ma bàyyi ay nit di ko def maa koy defal sama bopp te du ma mësuma ñàkk kerse nit maanaam nit tey su ma doon déglu nit muy wax sama kanam loo xam ne sax intéressé wu ma damay def si comme loolu daf ma intéressé man dama bañ rusloo nit man du ma rusloo nit du ma ñàkk kerse nit du ma wax nit wax juy xotti xorma wala buy ñàkk teggin te boobu ba léegi dégg nga rumeur yi dégg nga coow yi ku nekk ngay wax nanu génne benn vidéo ni bii Seydi Mouhamed El Cheikh moo ci saaga diw amul bii moo ci xas kilifa diw amul bii moo ci xas taalibe diw amul lu tax amuñu yooyu du ma meluma noonu ñi ma am nag ci cadre bu mel noonu laa leen yare kon ki ñuy wax naan la nii la mel nii la mel nii la mel yow bàyyi fa ña lay wax nga dem gëstu jil sa bopp ni ko alxuraan santaane nga dem s'il le faut même seeti nit ki s'il le faut sax bañ ko wax yow laay seet si kon nga espionné ko nga xool soo delloo di nga xam ne nit ki ñuy wax di ko caricaturer ak nit ki réellement ñaari nit yu bokkul lañu ñun nag ci noonu la ñuy dund képp ku ñu am ci cadre boobu lañ la yare parce que ñiy wax ci man ñëpp dégguloo ci kenn ci ñoom laa la wax de ba nu commencé ba léegi laa wax ba ñu commencé ba léegi waxuma tey jii de la ñu commencé ba nu commencé ba léegi di wax mbooloom ñiy wax ci man déggoo ci kenn koo xam ne dafa wax ngir yàlla amul dafa wax ngir yonent bi amul dafa wax ngir Mawlaa Cheikh amul képp ku ciy wax soit mi ngi wax pour préserver business bi mu yore balaa muy yàqu ndax nee ñu man maa koy yàq wala soit mi ngi wax léeg-léeg nga dégg sax kuy wax da ngay dégg mu naan sama taalibe yi daw nañ da ngay dégg kuy wax naan sama taalibe yi daw nañ taalibe nit la ku ñëw pour dollee ko nit la ku yàlla may conscience nit la koo xam ni yàlla dafa def ci moom mu war ko gëm moom yàlla wéetal ko gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee tijaan la mu gëm Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani xormaal mag ñëpp mais kooku da nga ko war a traité comme si ni kii nit la ku ñëw yaakaar ci yow dooleeku mais du rek benn esclave boo xam ni tey nga ni daw na suba ñu ni jàpp nañ ko teg te léegi nga dégg ko ni sama taalibe daw
nit bu gisee lu koy jëriñ moo cay demal boppam. man jëluma taalibe kenn man bañ naa ko ba ma ñëwee la ma wax dama ni ku nekk fa nga féete jàppal fukki loxo ak juróom na dëgër këcc waaye nag sama mission man ak ñi ma àndal ñun dañ koy doxal. léegi nag ci noonu ñu koy doxale mooy li soxna su tedd si doon wax léegi France te mësaguma gis ci shahada nii Youssouf Diaw Londres mësaguma gis te seede nañ ko ñoom ñun lépp lu ñuy def ci jàmm lañ koy defee. man damay wax ni gis nga boo gisee tey jii question bi nga xam ni mooy dellu ci wàllu mahdisme mu jaxase monde islamique bi yépp mooy ñu bare dañu féeteyoo lool. defal say recherche ñaata nit a woote Imam Mahdi ëpp nañu des millions et des millions ñoo xam ni wax nañ ko ñi bind nañ ko ñi seen taalibe jiiñ nañ leen ko kenn mënu la wax tey jii ñaata nit a woote Imam Mahdi ba dina sosoo ba léegi laa wax de bi yonent bi ñëwee ba pare rek lan ca am plus de 100,000 personnes li ma leer mooy woote nañu waaw. avant boobu ñi waxoon gént nañ ko ñi essence bi jaar na fi ñi dugg na fi kenn xamul nañu toll mais ñoom dañu xamul mission Imam Mahdi ndax ñi tey ñi ci fesoon nga xam ni tey boo duggee ci internet da ngay gis propagande jihadiste bi nga xam ni da nga koy gis tey ci ay réseau Al-Qaïda ci ay état islamique yi tuddee seen bopp état islamique mais xam nga lu leen njëkk weddiloo njàngale yonent bi mooy violence bi ñu prôné. man dama ni ki ni jullit la jël ndiggam takk ci bombe explosif dugg ci jàkk mu explosé jullit ya dee léegi yow nga ni kooku kan ngay xeexal yàlla ngay xeex rey ñi ci jàkk ja yàlla ngay xeex. Imam Mahdi non violence moom lay doxal. Imam Mahdi nitu jàmm la. Imam Mahdi day jàmmale jullit yi ba ñu nekk benn mu jàmmale waa tarixa tijaaniya ba ñëpp nekk benn ñëpp tooñ ko mu baal ñëpp yéene ko musiba mu yéene leen jàmm. jàmm jooju nag ca la ko yàlla di joxe mission muy dox mission ba ca jàmm ja ba jàmm ja dajale àdduna bi yëpp ba àdduna bi yëpp ak la muy gouverner ji ci jàmm jooju la koy gouverner. moo tax ku defe ni yow da nga yor mission Imam Mahdi ba noppi di prôner violence wala di def propagande buy dellu ci violence yow waxuma la Imam Mahdi mais mënoo sax nekk compagnon am. Imam Mahdi jukkoom du sori jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere yu ko définir yëpp jàngale ko ci lañ ko delloosi te yonent bi ñëpp xam nañ ko ci tolérance ñëpp xam nañ ko ci ni mu bëggoon harmonie ci foyer yi nga xam ni amoon na ñëpp xam nañu yonent bi niñ ko daan tooñe mu jéggale. kon mission ba lu mu rëy mission non violence la mission de tolérance la mission jéggale la te loolu mooy mission islamique tabarakallah. macha allah sang bu tedd bi. xam naa ni dañuy conclure rek. xam na ni citoyen nga Sénégal nga dëkk sénégalais nga donc forcément war nga am benn lecture sur l'actualité au Sénégal bu ne actualité dafa englober aspect yëpp aspect politique aspect économie aspect yëpp daal donc ñu bëggoon daal nga wax ñu daal ban regard ngay jeter ci actualité au Sénégal. regard bi ma ci am premièrement mooy Sénégal suñu réew la ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk sénégalais bu nekk boo xëyee war ngay œuvrer ci lu jëmale sunu réew kanam nga koy œuvrer nag tekkiwul rek ni il faut nga liggéey ci administration bi pour mën a œuvrer loolu ki nekk ci domaine u mbay na xam ni mbay ma bu mu ko limité ci mook famille am rek na xam ni mbay moomu mën na ci jëriñ ay mbokki sénégalais ki nekk ci beneen domaine u napp noonu ki nekk ci beneen domaine noonu sénégalais bu nekk boo xëyee war ngay œuvrer lu jëmale réew mi kanam que ça soit ci sa xalaat bu rafet que ça soit ci sa contribution bu am solo wala mu nekk ci sa taxawaay ci réew mi ndax réew mi kat ñun ñëpp suñu réew la su baaxee ñun ñëpp la baaxal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqal kon nag nañu fexe ba kenn ku nekk œuvrer selon côté ba ngay liggéey fii ci Sénégal xam ni réew mi ngay liggéeyal bañ a xaar maanaam réew mi defal la dara mais yow nga fexe ba yow defal réew mi dara kenn ku nekk nga représenter dignement le Sénégal loolu lu am solo la. su ko ñëpp bàyyee xel rek dinañu dund boo xam ni dund bu neex lay doon dund boo xam ni dund jàmm lay doon waaye dund boo xam ni day tax bés bu xëyee suñu réew di gën a jëm kanam te toujours fu ñu toll moom la ñuy ñaan tabarakallah. suñu mbokku téléspectateurs donc yéen a ngi woon seen émission bu bees en toute liberté avec Seydou Mohamed Cheikh comme concept yi ngeen ko gisee émission bi nga xam ne si dañuy waxtaan en toute décontracté donc nous sommes en toute décontracté et aussi dañuy waxtaan ak suñu invité librement donc Seydou Mohamed Cheikh ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin ñu clôturer suñu émission. mot de la fin bi mooy maa ngi remercier waat seen équipe bu baax wala Duniyaati di la ci jiital yow monsieur Niang ak ñi nga xam ne ànd nga ak ñoom ñëpp te di wax rek tabarakallahu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy suivre
ñi ngi leen di remercier ñi ngi leen di ñaanal yàlla taxawu ñëpp ci zahir ak ci baatin waaye ñi ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ni it fu ñu toll ci àdduna ak fu mu mënta doon rek yëg nañu ni wax dëgg yàlla sopp nañ ñu ndax bare na ñoo xam ne ñi ngi yónnee ay message yu bare di wax seen cofeel ci man ak ànd bi nga xam ni ñi ngi koy ànd ak man ci mission bi tabarakallah ñooñu it nañu xam ni ñun tam fu ñu toll ci zahir ak ci baatin ñi ngi leen di bàyyi xel ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di remercier te néew na nag lu ma nit di sopp wala di yónnee si man nga dem demander ko ndax mës nga gis Seydi Mouhamed El Cheikh delloo la njukkal ci baatin mu ni mësuma ko gis loolu néew na parce que man ku ma yëg ci zahir yëg naa la ci zahir ku ma yëg ci baatin yëg naa la ci baatin tabarakallah kon yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm defal leen jàmm defal réew mi jàmm ci barke yonente bi barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. La chaîne innovatrice berce les âmes lumineuses.